chers internautes ñi ngi dellu si waat di leen nuyu tey nag ñi ngi ñëwaat ak yéen ci seen émission gëstu nag comme ni ñu koy faral di defee ay faits de société la yoo xamante ne dañu koy gëstu waaye tamit mu doon loo xamante ne peut-être lu yees la wala boog mu doon loo xamante ne daawuñu ko gis ci biir société sénégalaise. tey nag suñu sujet dañ ko rek porté ci li nga xamante ne moo di homosexualité maanaam góor ak góor buy sëy seen biir wala boog jigéen ak jigéen buy sëy seen biir ñu leen di faral di woowee góor jigéen wala boog lesbienne. ñu dem rek def ci ab micro trottoir gëstu. si ma préoccupe mooy kaaw góor jigéen surtout kaaw góor jigéen daal parce que pourquoi muy en première chose boo xoolee la majeure partie de la population du Sénégal sont des enfants mooy du 18 ans yoo ci ëpp doole muy 2 mooy un enfant bu gisul lu mu copier du copier ak xale day copier rek valeurs ont changé xale ñoo fi nekk la population est trop jeune dañuy copier lu ñu gis terewuñ ko rek ñu ne loolu baax na dañuy copier. bon lu ko indi mooy mauvaise éducation ndax nit ki éducation bu say parents def si yow ak éducation bu ngay def si sa bopp ndax man je vois mal nit say parents defuñu si yow loolu ba ngay judd nekk góor bugg nekk góor jigéen ou nga judd nekk jigéen doon lesbienne boo gisee mooy éducation bu nit di defal boppam moo baaxul ba mu jural ko mu doon góor jigéen wala lesbienne. nañ éducation de base bu baaxee mën na ni xale yi am na ci solo parce que xam nga dañ ñëw ni par exemple am na benn loi bu ma fi indi woon je me rappelle très bien. droit aux enfants c'est très important mais le droit d'éduquer un enfant pour un adulte c'est important encore. parce que nit ñëpp yamuñu ku nekk yaay xool li nga xamante ni moom nga bëgg a dund nga koy dund parce que àdduna moom ñiy baax ñi ngi baax ba léegi ñiy bon tamit ñi ngi bon ba léegi. man pour man àdduna bi dara jaru fi lu doon góor jigéen. lesbiennes yi nag léegi jigéen ñi ñëw. lesbiennes yi tamit ñoom dañuy soob rek pour man yooyu ça n'existe pas affaire de lesbienne moom dañ dajeegul ak góor rek duñ naan góor à vrai dire. man nag xaw ma lu tax lu leen siy dugal parce que man dunduma ko nit ki loo dundul mënoo xam ki koy dund lan moo ko si dugal du dëgg li ma si xalaat mooy xëy na mooy li ma la wax rek doon la bu nekk si ñoom xëy na loolu mooy seen bëgg-bëgg ñu koy dund mënoo xam nag xaalis moo leen si dugal wala plaisir moo leen si dugal wala lan moo leen si dugal du dëgg waaw góor jigéen ñi tamit même chose. parce que nga nekk góor jigéen ñi nekk fi yàlla bind góor bind jigéen nit jigéen ñi pour góor ñi la góor ñi pour jigéen la yow nga dem choisir ni góor ngay sëyal kooku tamit don la xëy na bu yàlla def si ñoom ñoo xam lu tax ñu koy dund. man góor jigéen ñi xaalis moo leen lële mais bu dee lesbienne yi moom peut-être xaalis moo leen siy dugal mais borom xaalis yi nag ñooy travestir ñu bëri ñooy causer affaire yooyu yëpp borom xaalis ñoo koy causer parce que maire yi ñooy financé xale yu jigéen ñi góor jigéen yi xaalis moo leen dugal ci affaire góor jigéen la ci donc pour man affaire bi yëpp affaire xaalis la rek. xëy na alalu àdduna moo leen ci dugal te alalu àdduna moom wax dëgg yàlla moom bu la jiitalee ci yenn yi moom baaxul de. bi ma saan gis góor jigéen dañ ko daan sànni xeer suite les valeurs ont changé góor jigéen bi ma saan jaar ci mbedd dañ koy sànni xeer ba mu daw làqatu. da nga daan gis par exemple boo gisee benn góor jigéen ci benn ville wala 2-3 moo daan am mais xoolal léegi par exemple là où j'habite là où je suis fi laa investi à boulangerie mais il faut voir là où je suis il y en a combien. da ngeen di gis nii. il y en a combien ici il y en a plus de une cinquantaine ici. da ngeen di gis ils sont là à tout moment. bon musuma see teg sama bët mais nit dina ma romb góor bu la rombee bu doxee da nga xam ne kii góor la. mais góor dina la romb mu dox nga xam ne kii góor jigéen la jigéen tamit lu naan l'aspect physique d'une personne parle jigéen tamit dina la romb nga xam ne kii lesbienne la. nu muy feeñee ci moom. bon lu naan l'aspect physique d'une personne parle nit ki am na accoutrement yu muy sol mais fii la ñuy toog fii la suñu kii nag mais jigéen dañ lay romb nga xam ne ñii ay lesbienne lan ñii dañ lay romb nga xam ne ay góor jigéen lan. waaw bien sûr ñun fii nii liggéey nii sax dafa am ay góor jigéen yi fi ñëw naan la jaay ma da ngay gis ko mais da nga koy xool mais doo loo ci mën doo mën a dem parce que xam nga loolu noonu ñoom noo ko légaliser même ci biir boo dee xool ñi nekk ci kaw
fa la affaire bi di tàmbalee di ñëw système bi maanaam système bi du ci fii nii de dafay am ñoo xamante dañuy moo tax ñoom nu am doole léegi par exemple yow mun nga am benn góor jigéen mun na fi ñëw man ma clash ko wala ma dóor ko après mën na ma créer problème parce que affaire bi ci kaw la est-ce que comprendre nga système bi du ci suuf ci kaw la ñoom nu moo tax nu am doole quoi mais léegi waaw rey mu dee wala gas suul wala taal. waaw li mu wax rek lesbienne ne góor jigéen kay rendi rek tëdd rendi waaw barki Serigne Touba. wala paaka bu mel nii ne amuñu fi yoon quoi du yoon quoi fii. waaw c'est-à-dire que xam nga la mooy problème góor dafa war a def yëfu góor xam nga la moo dul yoon léegi da ngay gis góor boo xam même bu dul góor jigéen day yor biisu jigéen mooy sol tubéy bu seere chemise bu xat yu rose yooyu yëfu dunk la yëfu góor jigéen la te yooyu moolul dafa moo war a jeex ci temps bi góor na ngay sole jigéen yi seen tubéy yi ñu sol ko mu seere loolu du yëfu góor dafay sol tubéy bu jot wala mu sol xam nga nekk yëfu waaw góor dafa doon war a gentleman quoi wala boogees xam nga doo dugg sama oto. maanaam koo gis kuy laccax ci mbedd bi daal. waaw non am na ak seeni heure man bokkaguñu heure naaj bi tàng ñoom peut-être duñ ko génn. ah yaakaaruma ko. waaw góor jigéen yow ban jàngatal. góor jigéen ah ñii état bee leen fi bàyyi. état bee leen dooleel. dañoo war a jël ay mesures. ah bu baax sax. tere leen réew. rey leen ñoom ñëpp kay. waaw moo tax mbugal yi di wàcc suñu kaw rek. Sénégal actuellement ni mu demee nii dafa war a am yoon boo xamante ni dafay méngoog charia comprendre nga mais bu ñu bëggee jël yëpp boole ko ci nasaraan bi rek loi la mais foog ñu teg loi charia mooy lan góor jigéen ñu rendi ku sàcc ñu dagg sa loxo waxuma la sax mais da leen war a taal lakk leen kon keneen ku gis góor jigéen di nga làqatu wala nga dem defee ko feneen. Macky Sall bu créé woon benn brigade man mi de bu ma ko joxee man de ku ma gis ngay góor jigéen dinaa la ak lesbienne di nga ko ba mais lu ñu doon wax temps wu Mamadou Dia jigéen bu sol lu bon ñu yóbbu la police wat la nel peinture say tànk mais lan nan def système boobu. ba tey ci seen émission gëstu dañuy dem nag seeti ñeneen ndax am na ñoo xamante ne jot nañoo dund mbir mi ñooñu la ñuy dem xool jël seen i témoignage. ñu nekk ay gaañ ñu dem ba ci biir affaire bi mel ni lu ma feeñu wala maanaam di ma jege affaire yooyu lu ma bëgg mu defal ma ko ba xam ni lii nekkatul xarit ak xarit après man sama xel ñëw ma essayé mu nangu. man maa nekk ku góor gi waaw man maa leen di doxaani damay dem incarné leen comme góor ñi nii incarné jigéen ñi ñu nangu waaw damay xam koo xam ne damay gis koo xam ne nekku ci sax ma fexe ba indi ko ci mu dund loolu te fekk daaw ko dund ay xale am na ay mag sax man waruma mag ñi waaw man xale laay war ni ma koy defee moom loolu du ma ko wax loolu suñu vie privée la kenn mënul tax ñu wax ko loolu duñ ko mos a wax suñu vie privée la loolu ñun ñoo koy dund ñoo koy sentir moo tax duñ ko wax kenn waaw. sam papa musul jéem def ay jéego pour ne comme ça sama doom bi di muy def yëfu jigéen xaar ma jéem ko comme ça mooy sama taaw mooy sama lii xaar ma jéem ko ma jéem ko dimbali mu génn ci li mu ne affaire yi mus ko jéem a def du coup sawaruma si loolu daal. am naa jabar am ak moom 8 ans et demi presque 9 mois mais dem naa ba bàyyanteeg moom parce que lii may dund nii mënuma si génnati wala boog bëgg naa ci génn te awma ku ma jàppale pour ma génn ci. commencement bi ma dalee bëggoon naa ci génn trop dama leen tëdd ba diggu guddi ma am lu ma métti trop xam nga. wante ñemewuma ko wax parce que dama ragal ne su ma ko waxee mu weeru. mais su démb doon tey boobu laa koy wax mu weeru. mu faju bëri na ñu nga xamante ne nii ñi ngi ci dëkk bi nekk ay góor jigéen te ñooñu génnuñu ñooñu sax man dama leen yërëm. parce que ñun lañ am ñoom amuñu ko. am na ñoo xam ne dañuy wax ak ñoom ñuy weccoonte ay xalaat ñoo xam ne ñoom ay kilifa ñoo xamante ne doonuñu ko mais dañuy encadrer pour jàppale ñu pour ñu mën ci génn wala peuple ba ñu sonal. léeg-léeg ñu am ay problème dem waxtaan ak ñooñu mais ñi nga xam ne ñu ngi ci kër yi nag doon ko. di ko dund ak waa koñ bi. comme ça da ngay gis koo xamante ni day nekk benn góor jigéen dëkk ci koñ. mais du xam yeneen ñi nga xam ne dañoo nekk ci réseau bi. kooku mën na raatale koñ bi yépp. te xamuñu am na feebar wala amul feebar. man jàng naa alxuraan ba wàcc. laa tax dab wala kal jànnati man jàng naa alxuraan de xam naa li yàlla wax ci alxuraan bu baax mais tamit dem naa ba nga xam ne tamit xëy na lii yàlla teguma ko de nit moo ma ko teg. ba tey ci
seen émission gëstu ci mbirum homosexualité du yem foofu dañuy rek xuus dem xool ci wàllu diine ana ñoom lan la ñu xalaat ci mbirum homosexualité waaye tamit dem seeti kër docteur naka la ñu gisee mbir mi ndax am na ay risques am déet. ci jàngat loolu lépp dafa am ci benn aaya boo xamante ni ci la aju yàlla ne man amila salihan fa li nafsihi wante wa man asaa fa alayha képp koo xamante ni jëf nga jëf ju baax yàlla nee na sa bopp nga ko jëfal wante boo jëfee jëf ju bon it tabaarakallahu sa bopp nga ko jëfal mu mel ni jàng ngeen asxaabu Lut na leen yàlla mbugale woon ci wàllu góor jigéen ndax yàlla jël na suuf si yëkkati ko ba ci kaw mu dëpp ko te nee nañu ñu ngi dugg ci biir suuf suñu demee ba yegg fa ñu war a yegg na ci la àdduna di tukki kon loolu lépp na mu ngi aju ci jëf ndax doomu aadama ci jëfam ci lañ koy jugé ne ko nangam ak nangam ca jëf la ñu jëf loolee nag moo tax ñu jugé la ne leen góor jigéen ndax góor ak góor buy jote la wala jigéen ak jigéen ñu ni jigéen ak jigéen buy jote ndax wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabudun yàlla ne ni binduma la yow nit ak jinne loolu ngeen jaamu ma kon jëf ju bon ji nga xamante ni ju ñaaw ji nga xamante ni yow nit ki yaa ngi koy def yàlla nee na loolu bokkul ca la ma la sant waaw mu mel ni sax dem nañu ba ciy gis ay feebar yoo xamante ni mu ngi am ci diggante góor ak góor ci jote bu ñuy jote waaw ak jigéen ak jigéen li ñuy def jël seeni loxo di ko def noo xamante ni ci seeni bopp seeni awra loolu lu ñaaw la ñu di ko jëfalante kon bokk dem na ci nag ba ñu gis ne docteur yi sax ñu ngi génne ay feebar yoo xam ne ñu ngi koy amante seen biir waaw waaye loolu lépp aju na ba tey ci jëf ci ñu wax ni almaru xadisun baaduhu fa kun xadisan xasanan liman waxa mu ni nit ku ne am na wax ci sa gannaaw mu ni kon fexeel ba bu génnee àdduna buñ ne ay diw de góor jigéen la woon waaw diw de góor jigéen la woon ci la dee ay diw de homo nangam beneen bi la mooy jigéen a jigéen buy sëy tabaarakallahu moom la woon ndax nit ñi kenn moomul seen làmmiñ waaw nit ki li nga def dong lañ lay waxal jëf ji nga jëf moom lañ lay waxal bu fekkente ni jëf ja baax na ñu ni jëf ja baax na bu jëf ja bonee ñu ni jëf ja bon na waaw mu ni yow ba tey bakken bi nga xamante ni yaa ngi jëf loolu mu ni an nafsu tabki ala dunya wa qad alimtu anna salaamata fiha tarku ma fiha mu ni yow bakken bi yaa ngi jooy di kërti ci àdduna te yow bakken bi xam nga ni lay may bakken bi jàmm mooy nga bàyyi li nekk ci àdduna ndax wàllu ay góor jigéen ak yooyu yépp ci àdduna la nekk waaw fii la nekk alaaxira loolu amu fa waaw waaye nag àdduna comme yooyu moo fi am nee na la la cay noppal anna salaamata fiha tarku ma fiha waaw jàmm ji nag mu ngi nekkee ci nga bàyyi yooyu nga xamante ni nekk na ci àdduna yu bon yi muy bonte yi ak yu sew sewaan yi ci nekk yépp kon fa tabaarakallahu ñuy ñaan yàlla musal ci mbonte googu ci àdduna ne wàllu góor jigéen ak wàllu jigéen yi sëy ak yooyu yëpp ay musiba lay jur ci àdduna par léeg-léeg nag ñu naan dëkk bi ay nitu yàlla ñoo fi tëdd waaye nag maanaam képp koo xamante ni jëf nga jëf bu baax sa bopp nga ko jëfal waaw boo jëfee jëf ju bon yi sa bopp nga ko jëfal mag ña la ñuy jëf nañ ko ba pare dem nañu yow ne boo bëggee am la ñu am da ngay jëf loolee waaye boo ko jëful doo ko am. donc souvent bu ñu recevoir ay patients yoo xam ne dañu feebar am VIH bon dañ leen di poser ay questions def seen enquête ainsi de suite mais il arrive que mu am ay homosexuels mais ñoom duñ la ko wax carrément directement bon ñun duñ ko mën a xam c'est pas forcément nga xam ko bu fekkee waxuloo ko doo ko mën a xam mais bu fekkee def nga enquête dem ba ci biir peut-être di nga mën a xam ndax kii homosexuel la wala du homosexuel. bon mënuñu wax ne homosexuel dañuy gën a ñoom ñuy gën a exposé wu par rapport aux maladies sexuellement transmissibles parce que ce soit homosexuel ou les hétérosexuels le mode de transmission est presque le même. Mais les hommes vivant avec les autres hommes, comme on appelle les homosexuels, souvent c'est une catégorie cible. Donc on a vu que à leur niveau la prévalence est souvent augmentée. Donc ñoom seen biir dañu gis ne VIH bi xaw naa bëri ci ñoom
c'est parce que en plus de ces pratiques sexuelles dañuy defaale leneen par exemple dañuy piqûre dañuy drogué wu donc l'utilisation de ces seringues là le fait ñu koy awante ak yooyu mën na tax VIH bi gën a yokk ci ñoom en dehors des rapports sexuels qu'ils ont entre eux. boo nee maladie sexuellement transmissible nit ñi dañuy xalaat tout le temps sida mais am na lu ñu tuddee les virus de l'hépatite B donc bu fekkee da ngay sëy par exemple les homosexuels en général góor ak ñi ñu tuddee les góor jigéen en général bon parce que bon c'est vrai qu'il faut entrer dans les détails pour mieux préciser les termes mais góor yi nga xam dañuy sëy ak góor en dehors de sida bi mën nañu am wàllante virus bi ñu tuddee hépatite B mën nañ transmettre virus de l'hépatite B mën nañu attraper aussi virus de l'hépatite C donc ay doomu jàngoro la au même titre que le VIH en dehors de ça am na yeneen microbe doomu jàngoro yoo xam ne mën nañ ko attraper comme li ñuy tuddee virus de papilloma humain comme yooyu nga xam ne day joxe li ñu tuddee ay condyle ay condylome ak yooyu donc yooyu mën nañ ko attraper donc du caaga ne VIH rek la ñu mën a transmettre. jigéen ak jigéen ça dépend ci type de rapport yu ñu mën a am xam nga rapport sexuel moom relation sexuelle moom les axes sexuels dañuy différer maintenant il faut nga dem gëstu ci ñoom ba xam ñoom yan genre rapport sexuel la ñuy entretenir ci ñoom comme ni ñuy tuddee les lesbiennes donc mën na nekk des rapports orosexuels lu ñuy tuddee orogénital donc de ce moment mën nañu am ay infections yoo xam ne mën nañ ko attraper par exemple à la longue mën nañu am ay infections comme ay cancer de la bouche mais ça dépend ci façon acte sexuel yu ñuy pratiquer. dégg ngeen li ñu fi jot a am ci wàllu témoignage maanaam dina géeg waaye tamit ñi nga xamante ne ñoo di ay médecins lan la ñu xalaat ci mbir mi te it ñu teg ci micro trottoir boo xamante ne day tax ñu xam ana sénégalais lañ leen xalaat ci mbirum homosexualité maanaam góor jigéen wala boog lesbienne. ñu leen di jox rek dig daje d'ici 15 jours ci seen beneen émission gëstu.